ay ndaw takku ngir taxawal seen réew ñoom la ñuy gis ci mbedd mi ñuy ñaxtu saa yu ñu jàppee ne nguur gi doxalul yoon moo ne duñ jug ci ay jafe-jafe diggante tënk bi leen nguur googi di jéem a tënk jafe-jafe yi ñuy am ak takk der yi bët bi leen ñenn ci seen i morom di xoolee ñoom ñooñu di activiste yi dégtal nañ ñu seen dund ak seen i gëm-gëm waaye laata loolu yow sénégalais bi ana lan nga xalaat ci gune yi jug di yëngu ci wàllu activisme fii ci suñu réew. Activiste déjà du quelqu'un koo xam ne dafay liggéey pour ñu koy fay c'est quelque chose de complètement altruiste day def pour askanam ndax gis na ay mbir yu bëri doxul. mais réew mi moom nekk fi activiste moom moo gën a metti parce que loolu na ngay jànkonteel parce que activiste sax ñoo dem ba xamal seen bopp ne saa buñ li ñu combat bu ñu mënee moom après kaso moo leen ci fekk parce que dañoo xaw a wéet ci combat bi. maam parfois di def ay liggéey yu baax mais parfois di maam dañuy kaas loo xam maam jërul kaas te maam te en plus maam am na ñu ni xaw ma nag maam ñëpp ak ñoom ñoo ànd quoi mais am na ñu ma jigéen surtout ñi maam ñi nekk Europe maam def ay live ci Facebook yi maam di saaga kilifa diine yooyu waaw maam loolu tamit kii moo ko quoi maam nekkul lu ma rafetlu waaw te loolu maam ci ñoom rek laa koy gisee. parce que bu fekkente ne réew gars yi ñu ngi koy teg ci ay conditions yoo xam te ni xëy na jaarul yoon activistes yi ñoo nu mën a jàppale ñun population bi pour mën ñoo jàppale ci xeex bi quoi ñun ñëpp bokk xeex bi quoi. dañ leen war a encourager d'une part d'autre part ñu féliciter leen aussi parce que état dañ ko fi teg pour liggéeyal askan wi donc dañoo am confiance ci ñoom ba fal leen mais la confiance n'exclut pas le contrôle. yow activiste bi ana yéen jafe-jafe ngay jànkonteel ci takku bi nga takku ngir xeexal sa askan. dundu Sénégal ak dafa jafe ci bépp sénégalais rawatina nga jël sa propre initiative ne man damay jox sama réew ak xam ginnaaw bi ma sama réew mayee ma juddoo fi màggee fi activiste nag du liggéey da ngay am sa liggéey jël ci sa temps di ko may sa réew loolu mooy activisme noonu it le politique ñàkkee nekkit liggéey da ngay am loo mën nga nekk ci politique comme Sadio Mané Liverpool moo koy fay waaye bu ko équipe nationale soxlaa mu bàyyi ay yiteem ñëw wuy si équipe nationale loolu mooy activisme loolu nag diñ ci dégg lu ne yombut sa famille dinañ sonn dinañ la saaga dinañ la xas dinañ la waxal lu dul dëgg dinañ la sosal. di nga am ay pression familiale ñoom ñenn ñi dinañ dem ci sa famille pour jéem la corrompre ñenn ñi dinañ jéem a jaar feneen ak feneen dinañ la woo wax la xaalis wax la ay poste wax la ay position. Surtout qu'au début avec les arrestations les interpellations policières say famille say entourage say xarit dañ naan la bon milieu bii nii est-ce que milieu boo xam ne jar na ko parce que population bi ngay xeexal ñoom tamit ay impacté lañ te ñoom du ñu jóg xeex est-ce que jar na à un moment donné ngay sacrifier sa vie di dem di tëdd kaso di génn mais je me dis que question de jaral la ak motivation. à un moment donné sentiment de refus day ñëw ci yow da ngay jóg ne ah attention léegi nag heure jóg jot na nañ jóg revendiquer suñu bopp lu ñu revendiquer tout en sachant que ni. C'est pas de la politique mais c'est juste des activités citoyennes yoo xam ne bu politique bi décider loo xam ne baaxul ci cité bi baaxul ci citoyen bi y aura des gens yoo xam ne dañuy jóg ne carrément lii waruñu ko nangu muy perdurer warul mën a am. activisme moo nekk loo xamante ni nii du critiquer kese parce que da ngay def tout pour préserver yow institution yi am sa dëkk da ngay def tout yow pour que socialement politique yi. nguur gi di mettre en place mu nekk en faveur des populations te loolu tant que ñi fi nekk jëluñu sénégalais bi citoyen bi ñu placer ko au cœur de leurs préoccupations ñun dañuy continuer di mener suñu ay combat d'activiste te boobaa dañuy cataloguer comme opposition mais faruñu fenn dañuy nekk société civile la ñu bokk dañuy nekk ci juste milieu bi te même ci biir société civile boobu noonu am na démarcation bu ci am parce que moyen de faire yi jumtukaay yi ñu utiliser yi société civile yi utiliser ak ñu ñuy utiliser pour faire avancer nos combats ba tey du nekk benn mais du opposition du contre kenn c'est juste que dañu bëgg képp ku fi nekk muy nga nekk opposition muy nga nekk si nguur gi nga jël le citoyen sénégalais le citoyen nit ki ci boppam nga placer ko au cœur des politiques de développement. jamono ji ñu toll ni ñun ñëpp jeunesse africaine bi noo bokk gis-gis mooy ñu dindi chaîne esclavagisme bi dindi chaîne néocolonialisme bi
ba pare di ñaax nag ci biir ni ñu koy dundee ñu gën cee gis ay jigéen ndax ni mëne xeex bi ñu bëri soo seetloo muy révolutionnaire yi wala mooy activiste yi wala mouvement yi góor yi nañ ci gën a gis suñu ci jigéen ñi trop ci xeex bi te pourtant bokk nañ ci 50 ou 60% de la population yoo xam ne jigéen ñi noo ko tënk alors que te li ñuy xeex lu bari tamit dafa laal ci wàllum jigéen yi moo tax nag ci suñuy xeex ci suñuy combat soo seetloo lu bari dañuy gën a ñaax xale jigéen ñi ñu jël une certaine prise de conscience ci wàllum xeex bi ñuy xeex nii. muy dundin bu xaw a metti torop parce que soo xoolee surtout 2020 bi. Depuis le second mandat du président Macky Sall je pense que activistes yi moom seen dund xaw naa sooxe trop ndax fu ñu tourné ñu jàpp fu ñu tourné ñu arrêté fu ñu tourné ñu garde à vue fu ñu tourné ñu déféré fu ñu tourné ñu emprisonné dundin bu métti la te jàpp yooyu yëpp dafa am ay pression yoo xamante ni da koy faire naître ci suñu famille ci suñuy xarit ci suñuy ñeneen ak ñeneen léeg-léeg sax nga dox ci nga nekk ci réseaux sociaux yi dégg ko naan buzz rek lañ bëgg moo tax ñu leen di jàpp waaye di fàttali ne rek buzz moom jaralul kenn ñetti fanu garde à vue nga xamante ci karo ngay tëdd buzz jaralul kenn li nekk Rebeuss wala li nekk Cap Manuel nga xamante ni mën nga fa nekk 14 jours yu ñu la fay quarantaine doo mën a nelaw man def naa fa 3 jours yoo xamante ne nelaw ma guddi gi yëpp moment bi nit ñi di génn di dem pause moment boobu laay profité pour nelaw 30 minutes nekk naa fa ñetti fan yoo xamante ne sanguwuma ñetti fan yoo xamante ni lekkuma tamit donc métti bi am ci biir kaso yi je pense que buzz jaru ko te ñun nag ay ndaw lañu te am na suñu yeneen moroomi jeunes yoo xamante ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi ci TikTok beeg entre autres tey ñëpp a leen xam fu ñu jaar ba ñëpp xam leen ñun mënoon nañ jaar foofu ba ñëpp xam ñu mais est-ce que njëriñu Sénégal la c'est la question qu'on s'est posée et après par la suite ñu ne peu importe lu nit ñi di wax. Nous avons un engagement et une détermination au service de notre peuple. Si tu es compris par ta génération, ça veut dire que ça ne va pas plus loin que le bout de ton nez. Mais regarde les incompris, quand ils comprendre. Chez Anta Diop, à l'époque, ils ne savaient pas. Même Abdoulaye Wade, ils ont voté. Nous, avons 18 ans, voté. Donc, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. dina am jafe-jafe nga am ñu ci nekk dina am ay métit ci jamono bi muy métti nag doo bàyyi da ngay continuer di xeex boobu ba tey yaa ngi dégg ñu naan am na ku ne seen ginnaaw mais kooku kan la xanaa kooku du feeñ mukk mais kooku kañ lay feeñ dañ leen di jox xaalis mais xaalis ba ñuy jox xanaa kañ ñu koy jox am na objectif bëgg nañu waxal ko leen est-ce que bi nga nekkee ci presse ba tey mus ngaa dégg Y'en a marre ne jàppale leen diw amut ndax mus ngaa dégg Y'en a marre ne votal leen diw amut ndax mos ngaa dégg Y'en a marre ne kaay la ñu ànd ak nangam wala ñu lëkkaloo ak sangam amul kon kooku ñuy jox xaalis moom intérêt am fan la ne ci joxum xaalisam bi mu ñuy jox nañ bàyyi caaxaan nañu bàyyi lu jóg ñu utal ko moomeel